Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, mi chiamo Mor e vi parlo da Torino. Saluto a tutta la comunità senegalese che vive qui in Italia, ma anche ai nostri connazionali africani, ovunque vivono in Italia. Allora, come noi abbiamo sempre ribadito nelle ultime video che abbiamo fatto, riguarda sempre il fascicolo della senatoria, che era una proposta della ministra delle politiche agricole, che si chiama Teresa Bellanova. Allora, noi nelle ultime video che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre detto che ci sarebbe delle trattative che potrebbero andare anche a buon fine. Oggi quindi c'è l'accordo, che siamo arrivati a un accordo, diciamo siamo arrivati a una svolta finale, nel senso che è stato quindi un accordo riguardo la senatoria. Quindi possiamo dire Alhamdulillah. Abbiamo sempre detto che ci sono delle trattative tra la ministra dell'interno Luciana Lamborghese, quella delle politiche agricole, diciamo Teresa Bellanova, Nunzia Catalfo delle politiche lavorative, diciamo il ministro del lavoro, e anche Peppe Provenzano, che gestisce il sud e la coesione territoriale. Allora, le trattative comunque sono andate fino a ieri anche, e poi alla fine c'è una svolta anche, una svolta ieri tardi nella serata, quindi è arrivata una svolta che tra la maggioranza c'è un accordo, si è concluso un accordo che possiamo dire via libera, quindi alla senatoria i permessi di 6 mesi per i golf e badanti, ma anche per i braccianti, i clandestini. Però ci sarebbero anche dei vincoli che noi vi spiegheremo poi dopo nella video. Però quello che c'era da ricordare è di dire a tutti i connazionali, tutti africani che sono sul territorio italiano, che è stato quindi un accordo per la legge senatoria per dare un permesso di 6 mesi a tutti i colori che erano sul territorio italiano prima dell'8 marzo 2020. Bisogna anche chiarire questo. Tutti i colori che erano già presenti sul territorio italiano dall'8 marzo sono tutti coinvolti quindi per la senatoria. Quindi l'importante è di ricordare che c'è un accordo per la senatoria di dare dei permessi di soggiorno ai lavoratori agricoli, golf e badanti, ma anche ai clandestini che lavorano anche nel settore un po' simile. Assalamualaikum mbokki taalibe yi, man la seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr maa ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp. Alors di jégalu gën nañoo déggante trop, bien vrai que nag temps yi gën na def vidéo, pourquoi parce que donc dañ doon xaar rek ba am ay information yu wóor yu leer jëm ci donc suñ communauté sénégalaise bu nekk fii, mais aussi donc la communauté africaine bi nekk fii en Italie, surtout donc ñi fi nekk clandestin te yàlla dogal amuñu kayit, ñu nekk ci wàllu mbay mi wala suñ sise yi nga xamante ni donc ñoom ñoo nekk ci kër yi di donc toppatoo màggat yi ak donc yaay ak papa yi. alors mën nañ ne nag temps yëpp ñoo ngi woon ci li ñuy wooyee tractative, maanaam ay déggoo ak ay waxtaan yu xóot a xóot yoo xamante ni bi ba démb 2 heures du matin, mën nañ ne ba presque 2 heures du matin démb la donc accord di soog a am. Pourquoi? Parce que donc proposition bi ministre bi defoon jëm ci jox gars yi ay këyit, moo xam ñi def golf et badante ak donc ñiy liggéey ci wàllu tool yi, dafa amoon donc li ñu doon wooyee donc blocage jëm ci ñii di waa M5 Stelle nga xam ne donc il capo della politica è si chiama Victor Crimi, donc moom moo jiite le groupe parlementaire, donc depuis lors moo ngi doon camper sur ses positions di bañ, mais je pense que donc waxtaan bu mu amal donc ak kii di Maio nga xam ne donc ci parti boobu la bokkoon, tey jii moom moo nekk le ministre donc des affaires étrangères. Finalement déggoo am na ci démb ci waxtaan bi daal déggoo feeñ na ci boo xamante ni accord léegi am na boo xamante ni bi donc majorité bi gouverner jamono ji daal ñoom ñëpp d'accord nañ donc ci via libera ai permessi di soggiorno per 6 mesi riguardo ai braccianti, anche quelli che fanno golf e badanti. Ok, quindi loolu moo mujj am, donc am na ay trattativa yoo xamante ni bi possiamo dire che è andato a buon fine, donc accord am na, ñoom ñëpp léegi déggoo nañ donc ci jox donc permis de séjour
donc suñu système yi ak ñiy def agricole. Seulement nag donc le mouvement 5 étoiles ba tey aussi am na yeneen exigence yu ñu indi teg ko ci table ji moom mooy ne donc duñ def amul benn maanaam li ñuy wooyee maanaam yombalal mbir yi wala donc amul benn li ñuy wooyee donc favorisation jëm ci ñi nga xamante ni bi donc day ay doctorats de labeur yu nekk ci secteur agricole bi ñu amoon ay condamnation pénale maanaam doctorats de labeur yi nga xamante ni dañ doon favoriser li ñuy wooyee donc l'immigration clandestine aussi ñu condamné la woon aussi jëm ci wàllu prostitution ak sfruttamento maanaam di utiliser nit ki moo xam nga ko doon liggéeyloo lavoro wala dara ñooñu ku ci am ay provvedimento pénal yoo xamante ni loi bi daf la cee condamné woon avant donc dinañ la tegal ay contraintes yoo xamante ni donc du am benn favorisation bu ñuy def jëmale ko ci yow donc dinañ la teg ay contraintes yu méttee métti moo xam peut-être ay daan yu ñu lay teg la wala donc ay multes yoo xamante ni bi da nga koy fay. waa ci ñu koy seede daal ñoom noonu lañ ko bëggee nee nañ d'accord nañ donc pour loi bi am sénatoriat bi am ñu jox gars yi ay kayit mais nag doctorats de labeur yi nga xamante ni dañ doon sfruttare liggéeykat yi wala donc ñu condamné wul leen ci lu jëm ci wàllu prostitution wala immigration clandestine donc duñ leen defal benn faveur donc ci décret bi pour donc permettre leen ñu mën a relancer wu. loolu mooy maanaam liggéeykat bi aussi. donc am na ay provvedimento yoo xamante ni liggéeykat bi la concerné ginnaaw bi nga xamante ni doctorat de labeur bi donc bu présenté demande bi donc à côté liggéeykat bi aussi dinañ ko exiger moom it mu indi ay preuves yi wane ne donc ñu ngi doon yëngatu ci secteur agricole bi bien vrai que liggéey noir la woon sax wala mu nekk contrat buñ formulé en règle donc moom daal nekkoon na ko doon yëngu ci secteur agricole donc preuves yooyu dina ko indi. dina nekk aussi koo xamante ni donc sa présence sur le territoire italien dina nekk avant le 8 mars dina la fekk avant le 8 mars nga nekkoon ci dëkk bi donc nekkoon sur le territoire italien pratiquement mën nañ ne loolu mooy vincoli yi jëm ci donc doctorat de labeur bi ci koy daal mouvement 5 étoiles daal li ñu bëgg moom mooy naan doctorat de labeur yi doon fare furbo maanaam di doon sfruttare gars yi di leen liggéeyloo donc sans contrat di sciamo ak ñi nga xamante ni donc dañ leen a condamné woon ci li ñuy wooye donc l'immigration clandestine ak la prostitution duñ leen defal benn faveur ñooñu il faut ñu teg leen ay daan yoo xamante ni donc duñ leen yombalal mbir mi. liggéeykat bi tamit wax naa ko je pense que aussi li ñu koy exiger mooy mu dina présenter aussi moom à côté benn demande wane ne donc doon na nekkoon ci secteur agricole bi lu yàgg donc masoon na cee yëngatu. te mu nekk koo xamante ni bi tamit avant le 8 mars yaa ngi woon sur le territoire italien. waaw d'ailleurs kii di ministre bi yor wàllu intérieur sax ñu koy wax Luciana Lamborghese nee na dafa jot tamit ñu dox li ñuy wooye dignità donc ñu jox ko lavoratori agricole yi ak golfe e badanti yi daal ñu jox leen dignité bi ñu yellool. ok waxtaan yi nag yàggoon na trop jëmoon ci donc ñeenti ministres yi nga xamante ni ñoom ñoo ko seqoon muy ministre bu yor wàllu agriculture le ministre de l'intérieur donc le ministre du travail ak donc le ministre du sud et de la cohésion territoriale ñu koy wax Pepe Provenzano. à la fin donc accord am na déggoon nañ ci donc joxe këyit yi donc li ci des moom mooy provvedimento yoo xamante ni donc ay mesures yu ñuy jël xool nan lañ koy doxalee ak kan mooy présenter ak kan moo mën a présenter la demande. d'ailleurs jamono ji ñuy wax ak yow sax donc jamono ji nga xam ne ñoo ngi waxtaan ak yéen donc est en cours donc il CDM donc le conseil des ministres tey instant bi may wax ak yéen donc moo ngi en cours al Palazzo Chigi donc ñu war a waxtaanee li ñuy woowee donc il DL di rilancio mooy le décret de relance jëm ci maanaam yeneen 55 milliards di euro yoo xamante ni donc dañ ko stanziare pour donc ñëw ci famille yi nga xamante ni donc ñoom it dañu nekk au besoin comme ni ñu ko waxee woon rek suñu vidéo yu njëkk yi. pratiquement lu bëree bëri ci décret bi ñuy relancer tey tënkaloon nañ leen point yu bëree ci biir seulement leen rek moo ci bees moom mooy donc sénatoriat bu bees bi ñu nar ci dugal ci biir ngir jox gars yi donc këyit yi moom moo ci bees mais li ëpp ci décret bi ñuy tey approuvé tey ñu daanaka di ci leeral lépp tey ci conseil des ministres bi nga xamante ni jamono ji moo ngi am lu ëppoon ci décret boobu donc leeral nañ ko suñu vidéo yu njëkk yi ba mu leer nañ donc je pense que lii moo fi wàccoon tey ñu bëggoon ko leeral mbokk taalibe yi ñoo ngi topp aussi tamit donc conseil des ministres bi nga xamante ni bi jamono bii may wax ak yéen moo ngi am donc lépp lu fa ruuse rek dinañ leen ko tënkalaatal ba mu leer nañ ci mbokki taalibe bi yëpp incha allah. xanaa di ci dolli ne donc mesures yu gouvernement bi jëloon jëmoon ci donc ubbi woon lu ñuy wooyee baari restaurant yi donc ak négoce yi pour le 1er juin mel na ni daal dellu na ci ginnaaw donc décision bi mujj daal te mujjee wàcc moom mooy
le 18 daal à partir du 18 mai bi ñu nekk ni donc lu ëpp ci yooyu dañ ubbi bar yi restaurant yi donc négoce yi parouquière yi ak lu baree bari daal ci ñu yóbbu woon ba le 1er juin daal incha allahu rabbi donc gouvernement bi jëlaat na ci ay mesures ñoom dinañ fas yéene ubbi incha allahu rabbi ci le 18 mai bi. donc loolu daal moo fi nekkoon tey mbokki taalibe yi fi ruusoon di xam le ne donc loi sénatoriale bi bu ñu doon discuter fan yii yëpp donc coow li bëri woon trop donc d' accord nañ léegi ba am majorité boo xamante ni ñoom ñëpp booloo nañ d' accord pour donc ñu dugal ko ci biir décret bi commencé donc envoyer les procédures ngir donc ñi nga xamante ni bi donc yàlla mën naa dogal ñu dugal ci ngir am ay kayit loolu donc moo fi gënoon a nekk donc li gën a siiw jëm ci waxtaanu tay bi donc xamal mbokki taalibe yëpp rek legge sénatorial bi accord am na juboo na ñoom ñëpp ci seen biir ba dinañ ko dugal ci décret bi pour approuver ko leneen lu ci beesaat nag jëm ci nan la ñuy defee demande yi kan moo war a présenter demande yi ak nan lañ ko war a defee dinañ ko leeralaat mbokki taalibe yi incha allah ba mu leer naññi ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf